lan mooy SMIC. Pape Cheikh, SMIC mooy salaire minimum interprofessionnel de croissance. maanaam muy salaire boo xamante ni dafa moom daal mooy li yées loo xamante ni kenn waru ko fay nit. donc dëkk bu nekk nag par décret lañ koy waxee. daal lii daal mooy bu gën a ndaw. mais li si nit yi xamul mooy ça dépend de chaque secteur donc chaque secteur bu ne am na salaire bi nga xamante ni moo gën a ndaw. boo xamante ni moom la ñu war a mën a fay nit ki. mais comme ni ñu koy defee saa su ne dem nañ seeti benn expert boo xamante ni xam-xamam màcc na ci lu jëm si wàllu salaire. muy benn inspecteur du travail di monsieur Mansour Fall duñ def lu dul teewlu li nga xam ne moom la wax jëmale ko ci SMIC dellu si waat si plateau boo xam te ni boo liggéeyee wala koo liggéeyal moom lañ la war a fay te warto yées moom maanaam daal dañ ko natt ne képp kuy liggéeyloo nit fii Sénégal travailleur boo xam te ni mu ngi dépendre ci code du travail mu nekk ci say di wéy ci say waaw ak ci li nga bëgg kooku da nga ko war a fay payoor boo xamante ni warul yées benn montant bu autorité yi teg autorité yi fi ñu ko tegee fi ñu ko nattee woon ci benn décret la woon décret boo xamante ni ñu ngi ko signé 1996. mooy tey jii SMIC bi nit ñi ñu bari dañoo foog ni par weer la déedéet dañ ko natt ci waxtu liggéey. boo liggéeyee benn waxtu ñu ne war nañ la fay lu mu néew lu mu yées 209,10 francs CFA de l'heure 209,10 francs CFA de l'heure bu ñu wax moom mooy ñeent fukk ak lu teg 209,10 francs CFA de l'heure mais boo demee ci beneen secteur boo xam ne ñu ngi ko tuddee secteur agricole gën na tuuti agul ñeent fukk bu ñu koy natt SMIC dafa am dañuy xool li nga xamante ni moom la nit di dundee ci weer wi ñu ne par exemple mënul ñàkk yére mënul ñàkk transport mënul ñàkk saabu et cetera yooyu noonu la ñuy jël ñu ngi ko tuddee le tableau du minimum vital boobu moom mooy nekk référence bi dañ koy jaarale ci enquête nag léegi enquête boobu bu ñu ko defee ci la ñuy jël natt ko teg ko li ñu ci mën a wax moom mooy am na lu décret bi teg mais li décret bi teg partenaires sociaux yi ñi nga xam te ne ñoom ñoo bokk di waxtaan ci pour liggéey bi dox pour que waxtaan bi gën a ratax diggante bi gën a ratax entre njaatige yi ak liggéeykat yi ñooñu tey jii weesu nañ foofu ba tey jii ba tax na tey jii boo liggéeyee Sénégal li ñu mën a jàpp moom mooy waruñu la fay li gën a yées li partenaires sociaux yi teg. maanaam tey jii kuy liggéeyloo nit mu xam la ci télé bi la moo xam la ci rajo bi la moo xam ci entreprise de presse la dafa am secteur bi lu mu convention collective bi lu mu teg romb na 209,10 francs yooyu noonu boo jëlee nga jël beneen secteur par exemple industrie alimentaire montant yi romb na foofu donc tey jii laaj bi waruñu ko laaj ne tout de suite na ñaata la déedéet boo ko defee foofu noonu dafay parce que ku nekk ak sa secteur yi SMIC yi bokkul donc yow tey jii boo jëlee convention collective journaliste yi yéen seen payoor moo ëpp doole yeneen secteurs yi donc ba tax na tey jii li ñu mën a wax foofu noonu moom mooy dafa am lu ñuy tuddee ay convention collective ci secteur bu nekk secteur boobu noonu yow tey jii boo bëggee xam montant bi ñu lay fay bi ñu en tout cas bi ñu la war a fay ci salaire catégoriel bi loolu ci convention boobu noonu ngay dem donc tey jii ki nekk di liggéey ci entreprise de presse ak ki nekk ci liggéey ci entreprise alimentaire seen SMIC bokkul seen payoor bokkul am na différence mais li ñu mën a jàpp li nga xam ne moom la décret bi lal moom mooy tey jii ku ñuy liggéeyloo Sénégal mënul yées 209,10 francs CFA de l'heure mais loolu dafay fekk ni yow bokkoo ci benn convention collective mais boo bokkee ci benn convention collective romb na foofu.
mu nekkoon Mansour Fall inspecteur du travail boo ko nee c'est fini day continuer man xale bu dëgëree bopp nii musuma koo gis. ci télé TFM rek laa gisee animatrice bu dëgëree nii bopp muy Bijou Ndiaye. ñu ngi doon déglu Mansour Fall moom nag inspecteur du travail la mu expliquer ñu tuuti rek ci li nga xam ne ni moo jëm ci SMIC defe naa war nañu ko gën a mën a yaatal pour permettre ñi nga xamante ni ñooy liggéey ñu gën ko comprendre. effectivement Pape Cheikh gis nga moom nu mu ko waxee parce que nee na nit yi dañuy jàpp ni SMIC benn montant la boo xamante ni dañ c'est mensuel alors que taux horaire la. donc dañ naan nit ki waroo ko fay lu yées lii par heure. donc instant bi nga xamante ni ñu ngi wax ni benn décret rek moo ci mësoon génn. te décret boobu en 1996 la woon te daf ni nit ki waruñu ko fay lu yées 209,10 francs par heure. donc loolu boo ko defee par heure waaw. donc soo ko defee si li nga xam ne mooy taux horaire mensuel bi day nekk 173 heures. donc moom la ñu tuddee mooy nekk après salaire de base bi c'est ça. déedéet mooy salaire bu ndaw bu gën a tuuti. bu gën bee ndaw bu gën a yées. d'accord waroo ko mën a fay d'accord donc loolu boo jëlee 173 heures yi nga multiplier ko par taux horaire bi. daf lay jox 36 243 francs. donc loolu la mais moom lu mu expliquer mu gën a am importance mooy ni que SMIC boobu. bi mu amee ay évolution en 2009 dafa am ay convention collective yoo xamante ni nit yi dañ ko def. chaque secteur. ñu daal di koy régir daal di waxtaan ba juboo daal di ñu fay li donc loolu mooy tax loolu moo indi léegi SMIC bi chaque activité wala chaque secteur dafa am donc agroalimentaire dafa am SMICam presse bi am SMICam. ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci yeneen affaires yi am SMIC. bi nga xamante ni nag mooy bi nga xam ne ñu bëri ci lañ bokk muy convention collective du commerce. boobu ñoom seen SMIC taux horaire bi 350 francs la. donc ce qui veut dire que boo ko multiplier da lay jox 60 000. donc ñoom ñu nekk ci commerce bi heure bu ñu liggéey rek normalement 350. ci 300 convention collective de commerce mooy. entreprise yu bëri ci la ñuy bokk. donc dafa nekk benn catégorie boo xamante ni boo demee inspection du travail bi ñu la waxee fan nga bokk. donc comme ñi nga xamante ni manuel yi la bokk. ñi nga xam ne ay bon lañu wala ñuy liggéey manœuvre comme ay maçon xanaa bokkuñu ci SMIC boobu parce que souvent yaa ngi wax minimum bi ñu calculer sànq c'était 36 000 mais fii souvent bon yi da ngay gis entre 30 000. ñu ngi may menacé après defuñu leen déclaration au niveau de l'inspection du travail. c'est ça am na yu bëri yoo xamante ne ñun respecté wuñu ko ba ñoom ñu mën a bokk ci ay SMIC ak ñoom seen. mais ñoom bokk dañ ci war a bokk waaw parce que par exemple bu fekkee bon yi ñoom seen SMIC 45 000 la. donc ñoom lu gën a yées loo leen war a fay 45 000 francs la. loolu nit ñi war nañ ko xam ne bàyyi leen 25 000 yi ngeen di fay. ak 35 000 yi ngeen di joxe moi y compris xale ba day joñ douce ba fobeere salle bi weer bu dee ba jox ko 32 000 alors que teguñu ko fenn c'est pas normal je pense que war nañu def ay sensibilisation yu rëy pour wax ni parce que ñun ñii duñu nangu ñu ñuy fay nag aslëf waaw te aslëf nag boo ko yokkul boo ko yokkul waroo koo wàññi donc normalement ci li règle bi wax ci SMIC wax jànk bi liggéey ci kër gi sax gën gaa tuuti gën gaa néew 45 000 ba ko war a fay suñu duus yi ñu mettee jonj yi dañoo jonj fóot nañu ba amatuñu ay wee fobeere sunu karo yu oos yi fay leen ñi seen xaalis ak baaxul ak ci xale je te jure ce qu'il faut retenir mooy secteur boo xam ne kenn régir ko moom day dem ci 36 000 mais secteur boo xamante ni waxtaan nañ ci ba régir ko rek ñoom am nañ seen SMIC par exemple gardien yi ñoom jànk yi dañoo war a gréew génn ci tali 45 000 si gréew def takk mot suy xonk yi Ablaye Wade waxoon gréew fay leen ñu suñu minimum bi waaw 45 000 minimum 45 000 ñoom mooy seen minimum slogan bi suñu SMIC lay suñu SMIC waaw donc bu fekkee gardien par exemple Pape Cheikh moom SMIC am 63 000 waaw bu fekkee gardien mais comme par exemple may mun a li ma bëggoon laaj yow nga nekk comme par exemple chef d'entreprise nga jël Pape Cheikh ndeysaan jëlal sa doom bi ay waay bisu yàlla ko jàmm di dal du man de donc ma delluwaat comme question bi ma la bëggoon laaj may mun a nga nekk comme par exemple chef d'entreprise léegi nag ngay jël yow am sa employé te xamuloo normalement ban SMIC nga ko war a fay loolu lan moo ci war a mun a am entreprise kat ku ko ibbi renseigné wu ba xam waaye am nañu ko xamul de dañuy ñàkk xaw ma na leen koy waxee dañuy bañ fàtte fàttelu waaw
mais ku ubbi entreprise ku ne. war nga xam règle de base yi. mais dëgg la Pape Cheikh mais li mu wax nii. comme par exemple yow mun nga employé benn nit nga jël gardien wala nga jël benn bonne et tout ngeen mu nekk nag parce que bokk la ki nga xam ne da lay liggéeyal dem xam nga loolu yëpp dafa am tamit bonne bi. ay liggéey yoo xam ne dafa war a def. et puis après liggéey dafa ñàkk ba nga xamante ni buñ la jëlee luñ la fay souvent da ngay jël wallaahi métti na mais quand ki même. nga xamante ni pour revenir à la question de Mado ki nga xamante ni moom dafa ne xamul. moom mu demee inspection du travail comme ni ko Pape Cheikh waxee dañ naan ko nul n'est censé ignorer la loi. mais su fekkee conflit da si judd si seen diggante ñoom ñaar. dañ koy defaral li nga xam ne mooy rappel différentiel de salaire. c'est-à-dire bu nit ki ñëwee mu ne moom da nga ko waroon mën a fay li te fayoo ko. léegi yow boo ñëwee sa inspection du travail dañuy jéem a négocier. waxtaan ak yéen. yow soo ko nangoo yokkal et tout mais bu fekkee nit ki nag moom dafa rester sur sa position. dañuy xool nit ki nga xamante ni temps bi nga ko commencé woon employé ba léegi nii différence bi mooy rappel différentiel de salaire da nga ko koy fay. maintenant su fekkee nag nit ki da nga koy liggéeyloo te amul contrat amul dara tamit c'est toujours dans le même cas. te bu la nit ki porté plainte ni da nga koy liggéeyloo te fayoo ko li nga ko war a fay. yow mi nga xamante ni yow yaa koy employé yow yaay prouver ni que liggéeyloo woo ko. parce que ñoom noonu la ñuy def parce que dañuy bañ nit yi di abuser ci seen pouvoir d'employé. pour ñu nit yi donc comme niñ koy waxee Pape Cheikh ñun dañu war a yeete li nga xam ne moom mooy yoon dinañ ko wax. maintenant après nit yi mën nañ négocier ci seen bopp tant que amul problème mais aussi il faut prévoir que des fois inspection du travail dañuy wàcc dem ci kër yi wàcc dem ci entreprise yi di xool nit yi dans quelles conditions la ñuy liggéey. intéressant am na yenn montant yoo xamante ne sincèrement Pape Cheikh parce que baal ma rek ma ñëw ci benn question parce que nee na SMIC bi ñu ko doon déterminer 36 000 c'était en 1996 1996 ak léegi. ba léegi kenn xoolaatu ko yokku na parce que dañuy doon xool transport looy dund li mënul ñàkk ñu déterminer yëpp ñaata lay jar nit mën ko dundee par jour ñu ko donc je pense aussi il est temps ñu revoiraat ko parce que entre temps transport yokku na. coût de la vie yëpp yokku na donc je léegi. pense que ak 36 000 tamit nit léegi mënatu ci yokk. intéressant bu dee comprendre leen ko wala ngeen raté ko mën ngeen ko amaat ci YouTube bi /TFM wala ci suñu site internet www.igfm.sn xam sa koom-koom. mooy leeral sa yoonu yokkute Pape Cheikh. merci merci Maymouna ñu ngi lay gërëm bu baax 9h.